C'est vrai, hein? Vous vous demandez la question si c'est hors Corneille, c'est pas Corneille, hein, c'est Flexi. Et bien sûr, il nous vient de Djamalaï, auteur, compositeur, artiste, chanteur. Aujourd'hui, il fait la fierté des Sénégalais, il fait la fierté des banlieusards, mais aussi c'est l'invité de musique dans Toi-même tu sais. Et Flexi, nous vous demandons de nous rejoindre sur ce plateau. Toi-même tu sais, c'est toujours un plaisir. Jeudi 8 septembre 2016, aujourd'hui, Pape Ousmane Cissé reçoit pour l'actualité politique nationale et internationale Madame honorable députée Mously Diakhaté. Et bien sûr, l'actualité n'est pas que politique, elle est également sociale, nous dit Myriam. Myriam nak di waajal li nga xamantene mom moy tendance tabaski wàccaay yi colini naka lañ ko wara solé ak ci température bi lan mo ci gëna am solo ngir ñu mën ko sañse. C'est important buñ fa jógee ñu ànd ak Nanette borom 14 millions de problèmes moom tamit mu nar a waxtaanee ci wàllu tabaski li nga xamante ne ñu ngi koy dund ci préparation tabaski bi donc loolu yëpp mu nekk lu am solo waaye xam ngeen ne suñu mag mu di Alaaji Sall Bigué mon consultant mu ngi fii borom leçon du jour ndax saa su ne rek dafay am njëriñ lool mu joxe jàngat boo xamante ne population bi ku ci ne da ci gis boppam. Et tout de suite sans plus tarder bien sûr nous allons rentrer dans le vif du sujet avec l'actu buzz présenté par Sambou Biagui national et international. C'est tout de suite. Voilà, très bien. Merci de nous recevoir chez vous. Et tout de suite, avec Sambou Biagui, ñu wax ci li nga xamantene mom moy Actu Buzz. Ana lan mo gëna fess, lan moy nouveauté ci jamono ji ci site internet. Waaw, ci jamono ji lu gëna am nouveauté bokk na ci crise ba am ci Gabon. Presse Sénégal bi rawatina site internet ñu ci wax lu bari parce que Sénégal def ci am wàll ndaxte président Macky Sall mom dañ ko bolé ci ñi nga xamantene ñom ñoo wara dem dox jamm fofulé ci fi nga xamantene mom moy ci Gabon. Sénégal aduna ci ba tax sa mom le président Macky Sall a mission commandée au Gabon waxul nak mission commando dafa ne mission commandée commentaire mun na ci xej. D'accord loolu Sénégal bu wone mu ne après le Burkina Macky Sall va sauver le Gabon. L'Union africaine a décidé d'envoyer des médiateurs pour une sortie de crise rapide au pays. Loolu nak quotidien moko bindon BBC dal di ko reprendre mais li ci yees mooy que ni mission boobu Union africaine war a def foofu dañ ko renvoyer. Li ko waral ñu ne daal ki nga xam ne nag moom mooy premier ministre français war na fi ñëw seet si Macky Sall boo gisee boobu nag ni ñëwul c'est parce que Macky Sall dafa nekkoon en Chine ci sommet bi amoon foofu donc loolu mooy première actualité bi nga xamante ne moom moo am ba léegi actualité boobu moom moo am prolongement ba léegi fii ci Sénégal parce que leeral mu ngi xamal ne li nga xamante nag moom mooy rassemblement bi nga xamante ne ñoom ñoo ànd ak Jean Ping ñoom moom la ñu waroon def ca place de l'Obélisque préfet nag nangu ko tey si ngoon lañ ko waroon def leeral nee na ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo déposé woon lettre bi ni mel ngir rek ñu am autorisation def rassemblement ñoom nag préfet bi bañ na ko ba tax na ñoom seen manifestation boobule du am loolu nag leeral moo ko xamle parce que nee nañ daal ci bindu leeral préfet de Dakar Serigne Babacar Kane a rejeté la demande d'autorisation qu'il lui avait adressé. Donc leeral loolu la firndeel ba léegi actualité bi maanaam problème ya am ca Gabon dafay actualité bi dafay des parce que am na répercussion du mu am ci beneen réew mooy li nga xamante moom mooy Coupe d'Afrique. xam nga réew mi bu nekkee ci jafe-jafe faw Coupe d'Afrique bi nekk ci jafe-jafe moo tax Sénégal di ñu xamal ne ki nga xam ne nag moom mooy Algérie mi nekkoon candidat en 2007 moom ak Gabon pour mun a organiser championnat d'Afrique boobu donc moom jamono ji moom lañ contacté ndax mun na organiser li nga xamante moom mooy Coupe d'Afrique boobu lépp fekkee Gabon yëf yi seddul Sénégal nee nañu Gabon Algérie nee na ñoom ba léegi pareeguñu waxtaan ci wàllu woowule parce que jotaguñ décision waaye nag liñ ci am ci xibaar xëy na bu Gabon organisé wul Guinée-Bissau mi jegee Gabon te organisé woon yàggul dara li nga xamante moom mooy Coupe d'Afrique moom moo koy organisé donc loolu la Sénégal indi tey peut-être actualité bi ñuy jeexal mooy fii ci Sénégal wàllu showbiz la ak diggante Bouba Ndour ak Viviane. D'accord foofu nag tëj na ko. nee na Bouba Ndour nee na diggante moom ak Viviane jeex na tàkk dernière minute moo ko bind. Très bien d'accord ñu àndoon ak Sambou Biagui ci seen Actu Buzz nga xamante ne c'est toute la palette de l'actualité internet mais laata ñu ciy gën a mën a dem rek ñu waxtaan ci Pape Ousmane Cissé mu jox ñu jugement am ci li nga xamante ne moom mooy crise bi am foofu ca concernant le Gabon. ñun question bi ñu posé mooy kañ la Afrique di génn ci lii.
tout le temps bu élection présidentielle amee ñaari camp opposé ñu dem fitna am ñu ne sàcc nañ élection yi ñu ne y a la mainmise France Afrique ba léegi ñu ngi koy wax ba léegi day des actualité ñu wax ni chaque fois Afrique bu ñu ci nekkee président yi fii ñëw français yi ñoo koy désigner en tout cas d'une manière générale européens yi ñoom ñooy nekk ci ginnaaw duñ leen gis mais ñoom ñooy am seen candidat bopp yu ñuy financer fexe def tout ba ñu teg ko ci kaw ay négociations yoo xam te ne jox ma lii soit jox ma pétrole jox ma suuf si jox ma exploité su ko defee ma am na ñoo xamante ne ñu ngi wax ne Jean Ping moom mooy candidat wu France Afrique mais xam nga am na loo xamante ne kenn mënu ko dàq te comme li ñuy wax naan Afrique la ñu nekk mën nga commencer parce que tey bu fekkee yaa ngi doon suivre actualité foofu ci Gabon mooy ci campagne électorale boo déggee Jean Ping ni mu doon waxee ak assurance bi mu doon àndal da ngay xam ni da ngay xaw a ragal ni sax kii am na lu nekk ci ginnaaw am na ko ngemb ba léegi bàyyiwul mu ngi continuer di réclamer que ni peuple bi moom la ñu àndal que nañu respecter volonté peuple bi donc bu demee ba léegi bàyyiwul ça veut dire que ni am na ku nekk ci ginnaaw donc question yooyu la ñu posé kañ la ñuy dem ba Afrique genre ñu am démocratie bu mature bu ñuy may maanaam règle jeu démocratique yi ñuy wax ni ku dem élection nga perte ñu nangu ne perte nga dans la dignité nga nangu peuple bi continuer mais noonu lañ koy gisee en Europe doo di gis yenn fitna yi loolu Afrique rek nga koy gis loolu la ñuy laaj c'est-à-dire kañ la ñuy egg ba Afrique indépendante ci côté boobu noonu ñu am vraiment ay démocratie mature bañ a yem rek ci làmbañ yi tout à fait tamit aussi voilà très bien donc la démocratie est pour le peuple donc honorable pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple tey ana jàngat boo ci def waa jàngat bi ma ci jëkk a def bala ma ko cee def damay nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp di nuyu ñi may seetaan di am mbégte rejoindre leen tey ci plateau bi nga xam ni dama koy seetaan à chaque fois jàngat bi ma ci jëkk a def mooy il faut que africains yi d'abord yeewu que ni union bi ñu bëgg a def arrangé wul européen te it bëgguñu ko kon nu ñu mën a def rek ba di indi ay xeex ay jeu démocratie yoo xamante ni amul bopp amul genn parce que du ni xam-xam moo fi ñàkk du ni man-man moo fi ñàkk du ni ressource naturelle moo fi ñàkk kon tey li nga xamante ni moo am mooy diviser pour régner loolu nag ànd ak ñàkk doylu tam waaw xam nga il faut ñu xam ni li xewoon de 1960 à nos jours yooyu dafa jeex xewi na léegi xale yi nga xamante ni ñoo toll ci dem di wote ji ak di fale ñooñu dañu maase ak jamono jàng xam li xew parce que man mënuma d'accord nga war a nekk ci état de 1960 à 2016 nga nekk ak sa sët boo xamante ni tey yow portable bu la ko joxee xamoo ci lu dul wuyu ak woote ci ni technologie bi évoluer ci monde bi nga xam ni lépp ci lañ koy def alors ñooñu nga bëgg leen a jiite te yow loolu maîtriser woo ko c'est compliqué c'est pour cela je pense que il faut africains yi quand même yow xam ni lawoon woni na c'est important avec votre expérience Flexi vous avez eu à voyager un peu partout dans le monde c'est vrai que musique bokk na ci li nga xamante ne moom mooy sa identité mais tey nii boo déggee jafe-jafe yu mel nii crise yu mel nii ci biir Afrique rawatina Gabon ban lecture nga ciy def waaw comme ne ko sama yaay ji wax ak Ousmane ñëpp ñoo bokk li ñuy wax parce que ñun dañuy toog tam di xool journaux yeeg yëpp ak nekk si internet bi di gis di dégg ay infos yoo xam ne sax yenn télé sañ ñu ko wax donc li ñuy gis mooy Afrique effectivement li sama yaay wax moo si nekk ñi ñuy jiite dañuy nëbbatu si ginnaaw mais ils divisent pour mieux régner c'est une loi donc ñun mënuñu si lu dul ñaan peut-être man côté boobu laa waxee parce que comme musicien la effectivement porteur de voix la société bi laa gën a jege man loolu laa gën a mën a wax yàlla jàppale ñu si boppam ñu génn si wala ñi nga xam te mooy ay nitu yàlla bu problème yi mel ni chaque fois bu amee tamit ñoom ñu génn si ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yee fitna ñu bàyyi leen ak seen fitna rek tout le temps parce que politique ak dirigeant yu njëkk yi ba léegi dañuy diviser dañuy dem si ay mines yi nekk Congo wala feneen pour récupérer ressources yi fa nekk yóbbu ko Nokia yóbbu ko Huawei yóbbu ko Samsung moom la ñu utiliser si téléphone yi jaayaat ñu ko donc xale yi nekk foofu si dëkk yenn Gabon wala fenn dañ leen koy def 5 euros leen di fay par mois tandis que téléphone dina jar xam nga erge mujj bi ñaata lay jar donc tu vois donc ñoom effectivement mooy ba léegi li sama yaay wax rek gars yi du ñu bëgg nit ñi xippi ci lool donc il faut ñu leen di xam bu ñuy xeex ñoom ñu mun def seen business absolument
donc loolu la rek. c'est important voilà très bien c'est important dégg nga li nga xamante ne waxtaan nañ ko léegi nii ci jotaay bi ana loo ñu ci mën a dolli. xam nga li gars yi di wax rek nit ku ñuul moom ku ne xam ne dafa bëgg nguur te dañu am benn philosophie bu ñu def suñu bopp mooy ñi am di am ñi ñàkk di ñàkk. philosophie boobu li fay génnuñ ko suñu bopp du kii parce que li honorable wax léegi dafa am solo parce que 60 ba 2016 yow tey ñi nga xam ne la xewoon 1960 ba 2000 loolu xewi na comme ni mu ko waxee xale bu ndaw léegi boo ko joxee nouvelle technologie réseaux sociaux yi koo ci jox ki dinañ def loolu xamu ko donc ñi leen di jiite dañuy mën a nekk ci tempo boobu. mais mag mi nga xam dafa judd dans les 1800 bu bëggee jiite nit ku judd ci 1900. bokkuñu ay valeurs bokkuñu ay caractères bokkuñu civilisation bokkuñu fenn. léegi nag fii nañ sant yàlla sax Sénégal. alhamdulilah am nañ benn évolution ba nga xam ne fi am 2000. ba 2000 kii démocratie am na fi. nanu ñaan nag gën a yokk parce que ñun li ñu am ci Afrique amul beneen pays bu ko am. li ñu naan àll jart nawe mat ndax jar na ko nawe ndax bu ko amul. jàmm ji ñu am fii yeneen dëkk yi amuñu kon ñun nañ ko sant suñu borom quoi. Tout à fait. Voilà, très bien. Donc, c'est ce qu'on appelle la section sénégalaise, Sambou. Parce que gis nañu tamit ne crise bi dem na ba CAN 2017 bi nga xamantene Gabon moom moo ko naroon organisé tey du ko mën dafay tële mais Algérie mi nga xamantene moom lañ ko bëgg jox moom wane ne ne parewul tey nii yow lan nga ñu ci mën a indil. loolu mooy li ñu wax sànq rek gis nga réew Afrique bu lu mu tuuti bu ko crise dalee dina dal le reste de l'Afrique. Parce que cordon la dafa mel ni nga jàpp mèche nga taal ko da koy topp ba mu jeex donc Afrique noonu la mu ngi nii dal na Gabon mais mën na jaar ci yeneen secteur boo xamante ne bu du football boo xamante ne dafay dal yeneen réew yi donc loolu mooy problème crise en Afrique te Pa Ousmane sànq lu mu wax mooy man li ma ciy conclure mooy quand l'indépendance de l'Afrique parce que Afrique mënul am indépendance tant que sunu njiiti amuñu indépendance. indépendance boobu nag duñu leen ko jox ñoom ñoo ko war a jëlal seen bopp bu ñu ko jëlee nag boobaa ñoom tamit ñu jox ñu indépendance boobu. D'accord, c'est important. Voilà, très bien. Donc, je rappelle que nous avons l'invité de l'actualité politique, mu di honorable député madame Mously Diakhaté moom nag tey mu nar a waxtaan li nga xamante ne moo jëm ci réew mi ak bitim réew ñu nar ci ànd ak Pape Ousmane Cissé Pape Ousmane gis nañu ne indeti nga beneen gan muy ndaanaan ci li muy yëngu. dëgg la ba léegi di Samb di wax daf ma jàpp parce que damay fàttaliku ay tour ba léegi muy des. bu mel ni ay Nelson Mandela bu ci mel ni maa ngi fàtte turam Thomas Sankara. Kwame Nkrumah lu tax tur yooyu ba léegi di des. Cheikh Anta Diop. parce que comme li muy wax ni Afrique dañuy soxla maanaam dañuy soxla ñu dëggu. ñoo xam te ni duñu nax askan wi. Thomas Sankara. dañuy am xam-xam. yeewu xam ni askan bi toll na foo xam ne ci Afrique dafa metti am na yenn souffrance africain yoo xam boo ko gis yow Nicolas yow bu ñu la fa tegee sax doo sañ a def leneen lu dul fexe génne leen ci tey Afrique pour nga feebar faju problème la demal ci hôpitaux yu Sénégal. c'est un cri de cœur li tax ñooñu réussir prouesse boobu noonu ñu dagg ma seen tànk jëlee leen fi parce que bu ñu leen bàyyoon ci lancé boobu Afrique li ñu bëgg dañ koy am il faut que tamit suñu dirigeants yi ñuy xam di leen wax liy dëgg ñu koy def parce que ñun ñi nga xamante ne ñoo leen fa teg ñun lañ fi nekkal waruñu toll ci jamono boo xam dañuy raayante cri de cœur la parce que Afrique dafa nekk ci souffrance il faut ñu taxaw fexe ni ñu ko ci jëlee bàyyi discours yeeg slogan yoo xamante ni duñu yóbbu fenn foofu laay tàmbalee rek waaw li nga wax noonu may ma tuuti rek ma dollil ko ci ti parce que xam nga da nga ne sunu njiit yi ñoo war a am courage mais le problème c'est que njiit bu fi am courage dañ la liquider c'est ça la réalité. Ils ont tous été liquidés. Aujourd'hui, dans le cas de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Nelson Mandela, vous faites contenir Afrique du Sud, il n'y avait que des Africains. Nelson Mandela qui donne des réalités. C'est le cas du Tchad. Le président Bimoudano. Mais là-bas, ce n'était pas un Africain moderne président de l'Afrique du Sud. C'était un blanc qui était président de l'Afrique du Sud. Bimoudano, gars ils négociaient, ils ont demandé à Nelson Mandela Mouote Djamma, ainsi de suite. Tout à fait. Et pourtant, il y a eu une grande crise. C'est important. Donc, lolo, il faut que l'homme noir, c'est de la richesse. Amoul Fen. L'Afrique, berceau de l'humanité. Justement, ça c'est une richesse. Bo xamantene waruñ ko foyé, dañ ko wara valoriser. Ki wax na sank, wax na ko sank. Honorable. Mais ñeneen ñi amuñu dara. Ressources humaines kenn ëppalé wuñu ko. Mais ressources humaines mëno ko am
boko jëfewul keneen jëfee ko. Bien sûr. C'est pourquoi tant que la France-Afrique est là, Mouno régner. D'accord. Il continue tout le temps. Très bien. Voilà. Comme disait Johnson Sirleaf, l'Afrique n'est pas pauvre, elle est pauvrement dirigée. Honorable, nous sommes ci actualité nationale. Tey moom dama off. A3J. ànd jëf ci jàmm. fan la toll. ànd jàppoo. jàppoo jëf ci jàmm. door a mën a jëf. bu ñu jàppoo yooyu door a mën a jëf. merci Ousmane. xam nga bu ñuy wax mbooloo mooy doole mu ànd maa tax. bala maa wax ci loolu damay yeggale rek point bi ñu jëkk laal. parce que da nga fi lim léegi Nkrumah Thomas Sankara Nelson Mandela et tant d'autres. que Nkrumah moomu nga xamante ni bokk na ci ñi ñu jëkk a liquidé. de 1957 lañ am indépendance 1960 la jëkk a def barrage ak Songo jël ndox mi def ci courant. ñoo xam ni kii bu guddee fan seen pexe di jub. boole kook wëlbatiku gëmloo africain yi seen bopp panafricanisme. ci lañ ko jëkk a liquidé mu dem Guinée. Sékou Touré woo ko ñu ko ñëwal ma def la président Guinée. bref ak Thomas Sankara yu bëri nga dem Nelson Mandela Afrique du Sud. boo seetaanee Sarafina rek nga xam ni comp lañ ci génne teg ko. tey li ñu doon toppee Habré lu ko raw lañu waroon a toppee Pita Botha. parce que ñun ñëpp dañu màgg rek dégg Nelson Mandela ñun ñoo maase. c'est la génération 1965. alors A3J ànd jàppoo jëf ci jàmm mi ngi dox bu baax macha allah c'est un mouvement de développement mais mouvement politique parce que xam nga mouvement bu Mously Diakhaté jiite boo nee politiqueul sax dara day jàpp. doomu aadama mais dañu wax ni politique de développement politique boo xamante ni actualité bu am ci réew mi da nga ci war a wax lu xew ci réew mi da nga war nga ci wax. mais war nga def ay proposition de solution parce que critiquer rek amul solo boo critiquer ni lii baaxul da nga naan na tee ñoo def lii donte la nga xalaat ni yow moo baaxul sax mais war ngaa teg ay proposition moo tax ñoo ngi ci liggéey ak suñu membres yi macha allah. alors lu gën a yaatu naka nga gisee politique jamono ji langue politique bi entre opposition pouvoir donte ñun xam nañ ni jamono ji pouvoir ngeen di jàppale ndax yow ni président Macky Sall di doxalee jamono ji fi mu yóbbu réew mi dal na sa xel. du ni léegi sax laa koy jàppale xam nga le président Macky Sall nag 2007 lañ daje assemblée muy président assemblée may député de l'opposition moom lu di ko fal ko président assemblée nationale ñu di ko xeex ma takku def ni sénégalais bu baax di def ñu dem 2012 ma am problème jël génn créé A3J ànd ceeg moom ci Macky 2012 mu jaar fii di laaj réew mi ma jaar fi naan jox leen ko parce que am naa ci moom yaakaar kon du léegi laa ànd ak moom dama liggéey ak moom 2 ans assemblée may opposition mu nekk au pouvoir ma gis ni le président Macky Sall moom ñu jiitu assemblée ñun bu ñuy wàcc 0 heure dañuy seen lampe bureau di tàkk foofu lañ koy bàyyi muy liggéeykat ndax liggéeykat mooy ñëw renforcer capacité wu parlementaire yi ba ñu xam li ñuy def lu mu doon. xam nga 11e législature sénégalais yëpp xam nañ ni député yu dense ñoo fa nekkoon. le président Macky Sall bi mu dikkee amul opposition amul au pouvoir tous les députés le rassembler. presque chaque 2 jours 3 jours mu génne ñu Dakar yóbbu ñu def 5 jours yoo xam ne dañuy renforcer suñu capacité ci li ñu war a liggéey. parce que nit on a encore l'impression que loolu feeñu naa ci askan wi parce que ñun tey assemblée nationale bi ngay wax nañ ci wax liñ ci gis. waaw ñoom man maa ngi sama 2e mandat damay wax rek maa ngi ñëw. avant ngeen di dem élection da ngeen ne woon une assemblée nationale de rupture. boo ne assemblée nationale de rupture ça veut dire que la fa nekkoon baaxul. waaw xam nga assemblée nationale de rupture am na ñu ko doon wax mais man 11e législature fa la ma fekkoon kon bu ma d'accord ci loolu day mel ni liggéeyu ma woon et alors que man je pense que maa ngi doon def sama kem kartan
pour la tax sénégalais teg ma fa quand même ma def ca la ma man lépp lu dëgg moo tax man la 11e bii mooy 11e législature laa la jëkk a commencé pour ñëw ci bii pour wax la ni la Macky Sall ni muy doxale doy na ma ci tontu boobu rek laa nekkagoon noonu de moo waral wiiri bi yëpp dama lay woon rek lu taxoon ma ànd ak moom parce que dama liggéey ak moom 2 ans gis méthode bi muy liggéey ma xam ne liggéeykat a ngi nii parce que nit ki lu muy def lu ne te xamul nu mu koy defee ah def ba du sotti réew maa ngi dox daal waaw bu baax a baax a baax réew maa ngi dox bu baax a baax a baax kon daal dara amu fi secteur yëpp baax na lépp a ngi fonctionner normalement selon Mously Diakhaté mi ànd ak waaw le président de la république man defe naa ni bi mu ñëwee li mu jëkk a dooleel mooy direction bi ñuy wax DDCH département du capital humain pour essayer maîtriser les dividendes démographiques parce que boo maîtriser wul sa population xam ñoom ñooy ñan xam nu ñu toll xam différence d'âge bi doo déjà doo mën a am ressources humaines de qualité. loolu indi recensement général. benn très bien xam nga recensement boobu mu def rek waroon na jàngal nit ñi que ni kii li muy def xam na lu mu doon. est-ce que tardé wu ci 4 ans déjà. muy soog a wax ni nañu xool xayma tolluwaayu askan wi ci askan wi ak ci li ñu yor ci booba du 4 ans ba mu koy def yàgg na ba 2013 la ñu defoon 2012 la jël réew mi 2013 ñu def recensement yi agriculture comme élevage. est-ce que nekkul di wut ñan ñoo am carte ak ñan ñoo am. non dafa bëgg a xam li mu am ci ay ressources humaines de qualité. de qualité parce que am réew quand même boo dee politique def parti politique ku nekk ngay soxla. da ngay soxla ki mën a mobiliser mais da ngay soxla borom xel ku am xam-xam ci mbay mi ci élevage bi ci ndox mi ci lépp nag ndaxte mbay mi bu ñu ko bayee ba pare dañ ko war a essayer transformer ko ba nga xam ni ñi koy baykat yi koy bay daf leen di jariñ non seulement daf leen di jariñ daaye dañuy wëlbati ko créer waat emploi te bu ñu ko transformer dundee ci li nga xamante ni soxla nañ ko li ci des dañ ko war a importer exporter te pour nga exporter ko il faut mu nekk produit bu qualité alors exemple rek laa la jox que ni le président de la république li muy def daf ko xam 2012 la jël réew mi 2013 mu def recensement pour xam ci population quand même naka la demee ci lan la ñu war a liggéey loolu moo war a tax mu xam ni moom le président de la république que Sénégal kenn mënu koo développer te amuñu suñu autosuffisance alimentaire parce que bu tey mar day taali bu monde bi doon tàkk te yow li ngay dundee lépp da nga koy jéggaani boobaa yaay jëkk am problème. waaw mais ba léegi li ngay wax nii c'est vrai. moo tax man la kon benn mooy secteur bi nga xamante ni moom la ñu war a jëkk a dooleel mooy ñu am suñu autosuffisance alimentaire booboo ngi dox yow xam nga ni mi ngi dox. non man kay xaw ma ko. parce que xam nga ni santé baa ngi dox man damaa xaw a jaaxle dafa mel ni kon honorable ci ñaari Sénégal bi nga nekk. Sénégal bi ñu nekk bokkul. waaw parce que ñun Sénégal bi ñu nekk quand même Sénégal yi ñu suivre xam nañ ni. yu bëri métti na dafa am njariñ. xam nga danga ma ni yow da ngaa posé rek sa question bi de manière générale. alors que dama lay jëkkee fi nga xam ni moo war a jiitu. mooy d'abord nga am loo lekk. parce que am na réew yu bëri Afrique tey bu ñu déggee ñu naan Sénégal amuñu autosuffisance alimentaire ñoom dañuy jaaxle parce que ñoom li ñuy dundee ci réew yooyu fexe nañ ba am ko quand même ba indépendance loolu dafa am solo boo demee ci santé bi man li ma lay wax dama ko xam parce que man maay coordonner le réseau population développement des parlementaires de l'Assemblée nationale nga xam ni def nañu 11 régions sur les 14 pour essayer restauration d'une journée nationale de lutte contre la mortalité maternelle néonatale et infantile def nañu des forats des forums interrégionaux pour xam quand même Sénégal santé bi fu mu toll loolu nag moo jara wax loolu moo jara wax xam nga état bu fi nekk rek def nga mais li fi Macky Sall def ñu ñëwee léegi kenn defa ko léegi CMI ak yeneen sax problème mu santé rek de manière générale laa la wax milliards ak benn la ñu ci Japon jàppale ñu war koo commencé fay fii ak 2023 suma juumul
pour ñu dooleel CMU bi nga xamante ni dañu jàpp ne am na ay pakk-pakk ak ay rëq-rëq askanu Sénégal gi nii boo génnee léegi laaj leen ndax bu ñu feebaree ñu ngi faju néew na ñu lay wax waaw. kon ban Sénégal nga ne bokkut ak bi ñu nekk xanaa bi nga nekk laa nekk. kon wax si c'est bien. da ngaa jaar gauche mu jaar droite. Ah bon yow da ngaa moom daa joon yoon bi baax. yow nga jaar yoon bi bon. xam nga dama lay wax ni la ëpp ñi leen fay xaar. affaire yi ay responsabilité yu bëri la. ñun dama la wax ni la région par région la ñu def. tey Dakar moo ñu dese Thiès ak Diourbel. de janvier à nos jours def nañu 11 régions pour diagnostiquer quand même xam ñu gis ni responsabilité yi dafa bëri état mi ngi def da ngay dem si benn hôpital dañu dem Kédougou ñu ni ñoom amuñu gynécologue ndax kañu fa yóbbu nee na du fa dem ndax dafa sori xam nga anesthésie amuñu ko benn lan ca am te kooku dafa mujj far mel ni ku dëkk ci dëkk ba parce que daf leen yërëm keneen ku mu fa indi mu bañ ne du fi toog exemple rek laa la jox nga kon loolu est-ce que état la est-ce que état la parce que ay sanctions pour ñoo xam ne très bien yóbbu ñu bañ nga mais loolu nag moo waral fora yi doon def baax parce que ñun dañ ñu fi teg pour ñu xam lan mooy problème mu askan wi buñ ko xamee ba pare ñu interpeller ki ñu war a interpeller wax ak moom ba ñu fa daataan jógee wax nañu ak le gouverneur parce que chaque fora gouverneur région ba moo ko présider que ni moom dafa war a def rapport am yónnee ki war a jël sanction xam nga tey bari na beneen bi mooy li baax ci diagnostic boobu nga xam ni dañ ko doon def mooy des fois état intervenir foo xam ni du foofu la voilà du foofu la population ba bëgg loolu moo waral tey ñu bëgg ni dañu bëgg a def benn journée nationale lutte contre la mortalité maternelle mu permettre Sénégal chaque année chaque région def forum identifier ay soxlaam wax nag avancé yi état def parce que état dafa def xam nga ñu def ko document jébbal ko ñuy décider ñu xam boo lëgee bu ñuy décider dinañu xam ni ñoom fora yi ngeen di organiser xaalis la fora yi dañ ci am partenariat ak OSAID OSAID c'est un système de renforcement de santé programme de santé 2011-2016 boo xam ne OSAID moo ko def ñoom ñoo financé suñu ay fora dërëmu état dem ci nii dërëmu assemblée nationale ci 11 régions yi waaw mu des ñett man bëggoon naa ñu delluwaat tuuti ci agriculture xam nga autosuffisance alimentaire mais est-ce que ci yéen a ngi nangu di lekk ceebu mbay parce que yéen boo leen ko commencé wul population bi duñ ko démarré est-ce que réellement yéen autorités yéen a ngi lekk ceebu mbay waaw man xam nga télé laa ne sama waa kër a ngi may seetaan 2012 à nos jours lekkuma parfumé lu tax ngeen di distribuer kon ceebu mbay ceebu parfumé man dama la ni xam nga danga maa interpellé directement ni ma ndax yéen a ngi koy lekk man di la wax man li may lekk sama kër man li may lekk sama kër waaw répondre nga boobu kay moo tax ma dóoral la beneen mais ceebu mbay bi ministre Anta Sarr Diacko mais moom la yóbbu Touba daaw waaw yóbbu Touba ak da ngeen lu tax ngeen di koy distribuer moom la yóbbu Tivaouane daaw moom lañu yóbbu Niassène moom lañu yóbbu Ndiassane maa la wax lii ceebu mbay moom dafa lambatul parce que riz entier la ñu am boo xam ne boo ko toggee lekk ko léegi balaa takkusaan man maa ngi woon Tivaouane waa Tivaouane ñu ngi lay dégg man maa ngi woon Tivaouane ceebu mbay la ñu distribué man maa ngi woon Tivaouane te waa Tivaouane ñu ngi lay déglu waaw ne xam nga presque 55% yi du yoon ceebu mbay on est d'accord xam nga ceebu mbay li ci Anta Sarr Diacko jënd chaque année sax pas daaw rek chaque année parce que état li muy joxe ci ceeb kenn xamul mu toll te mënuloo bëgg a dimbali sa ay baykat ba di def ay convention ak INACOI pour que ñoom ñu jënd ceebu mbay bi alors que yow ngay dem di jënd ceeb extérieur di ko joxe te ceebu mbay bi ne fi loolu yanuwul maanaam INACOI ñu wax ni loolu yanuwul maanaam politique bi ci nguur gi am maanaam ceeb doy ci réew mi fii ak 2017 mënta nekk
xanaa ñu ngi koy xalaat ay fii ak 2022 mais 2017 moom mënul nekk. à moins que ñu impliqué ci acteurs yi man nag bu may gëm du ma gëm li UNACOIS wax donte membre UNACOIS laa man parce que man député commerçante la xam nga man profession commerçante laa yor li may gëm mooy li président bëgg te ministre am xamal ko ni mën naa ne te mu ciy def les moyens pour mu nekk saa yu demee ba ni loolu kat bëggoon nañ ko mais mënut a ne xëy na fii ak 2018 2019 bu boobaa loolu laay gëm waaye études yi may def di liggéey ci dossier yi may fournir mu wax ni loolu mën naa ne loolu mën naa ne te le président de la république def ci moyen yu war a tax mu nekk man du ma mën a gëm la kee di wax bàyyi dama lay jàppale sax maman parce que man maa ngi dëkk Jàmmalaay donc station Total bi nekk foofu Kër Dior dugg naa fa benn bés di laajte benn ceeb saag bu weex bu rafet nii mën a xool soxna si la mu ne ma riz de la vallée donc je pense mooy ceeb mbay bi donc bàyyi leen di ko sànni xeer effectivement il a raison moom la ñëpp lekk léegi man ñam naa ko parce que dama ko laajte pare mu ne ma le sac xam nga may ma dama koy jàppale tey moom maa fi nekk mu ne ma sac bi 7000 lay jar sac 7000 lay jar ma laajte si boutique bi ñu ne ma Royal Umbrella 9000 lay jar donc y a une différence de 2000 francs donc ma ko essayé dama ko njëkk a laaj xam nga Sénégal dafa am complexe bu grave tamit bon bëgguma ko sax faral à 100% mais Sénégal suñu complexe mooy dañuy am mun nga nekk nit ku am xaalis bu bëri pour yow noos mooy si sa xaalis boobu booy noos da nga dem jënd Umbrella ruy bu jóge ceeb bu jóge beneen dëkk ñu koy nga xëy lekk waa ko naan kii dafa riche fekk yow xoolal li nekk sa dëkk moo la arrangé te le prix n'est pas très cher donc je pense amul temps amul dara quoi voilà bokk na ci samay problème de mooy li mu wax ma intéressé parce que loo ci gis rek complexe la yaakaar naa ne bu fekkee de dañuy ñaax dafa am loo xamante ne ñun ñoo ko war a jiitoo suñu bopp ndax ñun suñu kër ceebu mbay la ñuy togg te sam papa daf ñu ko imposé ndax waaw nee na dañ ciy war a jàpp ñun ñoo ci war a ju début bi nag dañ doon wax neexul nangam ak nangam mais ça va da ngay yokk ndox bi rek da ngay xam noo koy toggee bëri na nag ay façon donc da ngay laajte bu baax balaa ngay jënd xool bu baax mais ça va quoi baax na waaw Pape 2 secondes rek mais non c'est par rapport mais TMTC nag mu gën naa neex nag ay 1 seconde rek 2 secondes nanu circuit bi waaw non xam nga fas da ngay téye guidon ki téye leen guidon ñu téye guidon ñu téye ko bay liquidé xam nga li mu wax nii xam nga complexe sénégalais bu muy wax gis nga amoon na fi jamono ñu am na mburu bu génnoon ñu ko doon wax mburu dugub mburu dugub déedéet tuuti loon pain riche may leen ma ñëw rek mburu dugub lañ ko doon woowee sénégalais kenn jënd ko mburu bi changé wu ñu tudde ko pain riche ñëpp jënd ko tur bi lan changé mburu dugub la woon kenn jëndul léegi ñu tuddee bii naka ñu jox ko ban moo tax nag ceeb bi ñoom bu ñu koy jëfandikoo ba nit ñi gis na ñoom autorité ñi ngi koy jëfandikoo def ci marketing bi sénégalais dañ di dugg d'accord Pape Ousmane c'est ça xoolal non seulement sax dañ ko war a jëfandikoo mais dafa gën parce que gis nga riz kii bi parfumé bi dafa yàgg ba pare du ceebu picc la ceebu picc la du rees boo ko lekkee gis nga noonu nga koy toggee nga xam ne day def mel ni pat boo nee nii mu mel ni farine soo ko lekkee du rees te loolu il faut nga ngeen def ngeen comparer ñaari lekk bi tey bu ëllëgee nga lekk bi nga xool et puis léegi ceeb bi dafa amatul sax que bii am na ñaax am na xeer am na non dañ ko defar ba mu impact dañu ko defar macha allah man nee naa la 2012 ba léegi lekkuma lu dul ceebu mbay très bien Alaaji Sall ceebu mbay bi moom ba kër ga ñu ngi ko fay togg gis nga dama lay wax benn kii de sama kër biñ ko commencé indi sama waa kër dañ ko doon jël di ko échanger di teg xaalis di jël ceebu bii ni mu tuddee parfumé bi mais dama ni leen lii ceeb bi nañ koy lekk parce que man dama ci seetlu boo ko lekkee gaaw na rees te da ngay lekk lu bëri te loo añ balaa ngoon nga xiif ceeb be mu ngi koy lekk ceeb be ceeb bële boo ci añee tey su digg amul muy doo reer gaaw na rees amul gom ba pare aussi seetal ceeb bële bu ñu koy sibet gis nga furit boobu di jóg yëpp lépp sucre la te gii ñii ñi togg ni bii ñaari ndox ngay raxas day set wecc boo ci sottee ndox bi sott ci becc ndox bële day fuur loolu jóg yëpp sucre la mooy diabète bi muy joxe kon daal nga ceebu mbay bi c'est pas pour l'état c'est pas pour kii mais ñun ñoo war a xam ni consommé local di jël suñu yëf di ko lekk tant que dellu wuñu suñu cosaan di jël li moom di ko lekk duñ tàggu genn jafe-jafe je pense que loolu moom damay jàppale sama damay jàppale honorable loolu moom dafa li nga wax moom dafa leer Sall bi nga
parce que damay wax bërki démb que ni nga xam ni noonu la ñuy mobiliser woo ñun Sénégal que Tabaski dafa am fi mu ne boo génnee doom foo jaar que Korité dafa ñëw que màggal dafa ñëw que gàmmu dafa ñëw su fekkoon noonu la ñu amee fayda ak fulla mobiliser woo noonu pour développer réew mi mais duñu yem kon romb nañu ñu naan dañuy am autosuffisance en riz yàgg na. D'accord, c'est important. Donc mu nekk honorable député Mously Diakhaté donc tey muy ganu actualité ak Pape Ousmane waaye dañuy fàttaliku ne rek génne woon nga livre muy de Daara à l'hémicycle ci livre boobu noonu mu am ay jàngat yu bëri yoo xamante ne gis nañ nga ko ci doon wax lu mel ni daan nga xeesal nga bàyyi xeesal ñi gis tamit nga wax ne xale yi jigéen ñi dañ seen colin nga am benn noo ko gisee tey nii est-ce que bu ñu delluwaatee ci livre bi tuuti di ñu mën a wax rek parcours exactement honorable député ak tamit li la motivé ba nga mën a bind Daara à l'hémicycle di Daara à l'hémicycle yow na danga ma ko waroon wax may ndaaleel la ci benn xam nga di Daara à amul ci oto bi non je ne pense pas di Daara à l'hémicycle bon livre la boo xam ni tooguma ba yàgg rek man damay bind livre dama am sama benn xarit Amadou Sall mi doon liggéey francophone moo nekkoon conseiller en communication Abdou Diouf daf ma doon suivre de loin alors ma dem Paris benn yoon Talla Sylla daal di may booleeg moom ni ko ki nga doon waxtaan ni ngi ci sama parti la nekk alors mu invité ma dîner ñu waxtaan discuter comme nii rek def débat bu yaatu bi mu may indee ba sama buntu hôtel mu ni ma nag vraiment dama la doon suivre mais lu ma découvrir ci yow xam naa ni mën nga romb fii alors pour nga romb fii nag yow benn premier conseil bi ma lay jox mooy boo ñibbee na nga wut maître waxuma la professeur waxuma la instituteur waxuma la maître na nga wut maître bu lay jàngal benn man ko waa mun ma na nga bind livre man ko man bind livre mun ma waaw man ko lu may bind mun ma jalal rek ba commencé ba boo demee bay bind di nga xam mun ma bindal rek jalal rek boo demee ba ci biir di nga xam li ngay bind lu mu doon ma daal di koy ree bon jëluma ko woon au sérieux mais dama am habitude bu guddee quand même damay génnewaat lépp ndax maa ñaare xool li ma waxante lu ma ci juum lu ma warul woon a waxee nii loo xam ne waroon naa koo wax te waxuma ko yu manquement yooyu bu ëllëgee ma fexe ba yooyu am waaw su ma waxee lu ma wër tax ma fexe ba bu ëllëgee du ma dal daal yooyu daf may dal bi ma ci xalaatee nag bi ma ñibbisee ci laa commencé woo seen benn naattango ci presse bi lay liggéey man ko dama bëgg a bind livre mu ni may ah bon man ko waa man ko mais nan ci xalaat ñu xalaat ci commencé bind mais comme damay lire lu bëri ma gis li muy bind ak li may lire mu xaw a am benn différence ma daal di dem woo ku ñuy wax Tafsir Dikédié parce que dama lire benn livre am alors mu ñëw man ko dama bëgg a bind livre dama bëgg nga defal ma plan de kii mu ni ma noo ko bëgg a dindee man ko dama ci bëgg a def sama trajectoire parce que man nag ngay gis ni ku am jaar-jaar la waaw dama am jaar-jaar man bi may xale macha allah avant may politique man ko dama ci bëgg a def sama jaar-jaar en même temps ma def ci sama bilan wu mandat parce que musuma bon fii ci Afrique quand même musuma fi dégg député bu liggéey ba pare li ngeen ma sasoon ma doon ci liggéey lii laa ci def voilà ci loolu daal lañu ko kii après mu ne ma il faut mu am ay témoignages yu ci nekk ak yooyu ñu daal ci commencé liggéey loolu daal moo indi di Daara à l'hémicycle xam nga nag boo bindee livre ba pare alors maison d'éditeur yi dañuy proposer ay noms yu bëri mais bi ñu liiree livre bi liir ko sama jaar-jaar daala sama jaar-jaar man ñun ma yow sa livre bu tudd dara lu dul di Daara à l'hémicycle voilà loolu c'est important voilà loolu gis nga Alaaji Sall bi li nga xamante ne dafa ci wax dafa am solo donc nga nekk ci nguur nekk député nekk ministre woon nekk directeur général lu mu ci munti doon waaye dañu la dénk ay ndombal tànk yoo xamante ne mais daf ci wax lu am solo mooy maanaam xool li nga xamante ne dénkoon nañ la ko nga liggéey ko xool li ci baax li ci safaan ak ni nga xamante ne jot nga ko ci réussir tey nii yow ban jàngat ngay am ci parcours boobu. xam nga Nicolas xam nga nit toujours. buñ nee diw baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko wax buñ nee ndax diw bari na xam-xam dañ naan ndax borom xam-xam yaa ko wax dafa am askan woo xam ne boo ci bokkee mënoo def lu jub
parce que moom askan wi mu bokk il faut mu jub. parce que nit bu fekkee alxuraan dafa jiitu sa dënn. moom mooy député bi nga xamul naa ni du ma ni moo dàq jàng alxuraan bi assemblée mais bokk na ci ñi dàq jàng alxuraan bi pale te alxuraan lu mu bu jiital sa dënn leneen loo yër danga koy mën. loolu mooy bi ko dimbali en plus mu doon nit koo xam ne aussi elle est ambitieuse dafa am jaar-jaar parce que man dama ko xam c'est ma sœur dañuy dund même jour boobu muy def man maa nekk maître de cérémonie bari na xew-xew yu bëri yu muy kii maa nekk maître de cérémonie te dama ko xam ci bëgg gi mu bëgg moom liggéeyal Sénégal réew mi dëgg la volonté bi mu njëkk am mooy loolu dafa bëgg liggéey réew mi parce que dafa bëgg ndam dafay bëgg ni man def naa lii te li gën a am solo mooy li mu wax nit balaa ngaa tëdd journée bi li nga def lépp war nga balaa ngaa nelaw nga ni man tey lan laa tey waxtaan naa Pape Ousmane Cissé ndax dama waxee ak moom ndax wax Samba Biaye dama wax Nicolas dama defaat nañ koy wax amoon naa bor fay naa bii des na bee xool sa journée lu ci baax nga garder lu ci bon nga defee bu subaa nga yokk li baax loolu nit li fekk yaa ngi koy def néew ma doo juum mais li ngay juum du bari très bien te en plus tamit jigéen boo defaree benn jigéen société nga defar boo defaree benn góor benn nit nga defar dëgg la Sénégal mënul dem tant que jigéen ñii jëlawuñu seen loxo rabante ko réew mi jëm kanam c'est important mu dem ca kaw ca kanam ci lu baax ba tey honorable député ñu ngi waajal tabaski am nga xar amaguma xar xam nga ne man sama xar du jafe man bu ma amee xar 75 000 sa baax boo ko gisee 75 000 dana xam ni lay toll très bien donc noonu lañ ci àndee léegi nii ak ki nga xamante ne moom mooy Nanette mu wax ñu jafe-jafe yi nga xamante ne sénégalais yi ñoo ngi koy jànkonteel ci fête yu mel nii tabaski ci 14 millions de problèmes ñu naan ci ànd ak Nanette c'est tout de suite très bien 14 millions de problèmes Nanette nga ne wàllum tabaski bi daal wàccaay daal man de problème bi mooy honorable li mu wax mbaa xaru 75 000 dina ko gis. xaru 75 mais honorable la de honorable mooy wax de. mais est-ce que ñeneen ñi tamit est-ce que am ngeen xar. ah Sambou Biaye chéri Mame Diarra. non mais Sambou yow ñaata xar nga mën a jënd. wala ñaati xar lañ ma war a jëndal. ah bon waaw. mais man dama ne ñaata xar nga war a jënd loolu laa lay laaj c'est ma question. normalement ñaari xar laa war a jël. ñaari xar nga war a jël très bien yow. benn xar ngay jël. alaaji. incha allah man ñett laa war ñett nga war a jënd. est-ce que man de sama xaru papa laay topp. da ngay la nga ci paas waaw ni def baal ma rek benn sama goro Zal Mbaye Zal jëkkëru Biige Zal dafa jënd xar bu ndaw léegi papa Zal jënd xar bu mag léegi Zal jóge Italie Biige di xool naa ko sa xar bu ndaw bi mu ne ko non bu dee pour affaire war bi léegi yaag am rek mën ngeen a war ci xar pour yomal xam dañ sa xaru tabaski ci ngay war dugg àjjana mu ne ko léegi bu dee pour affaire war bi mooy si problème yaag sama doom ngeen war man ma war ci xaru paa bi très bien Aïcha am na solo loolu li tax ñu tàmm tabaski lañ wax te tabaski mënuñ ko waxtaanee mënuñ ko dégg benn yoon te duñu waxtaanee li nga xamante ne moom mooy xar ndax jot nañ dégg ne xar yi c'est excessivement cher demoon nañ aussi defi benn reportage boo xamante ne wane nañ prix xar yi fan la toll ak lan moo tax xar yi bëriwuñu ñu dem seetaan mais excessivement métti na de. ah cher na daal. xaru 75 000 bi honorable di wax. nu mu toll naka la war a toll. flexi nee na nii lay toll nii. ñu dem seeti reportage avec la complicité de la régie. Aïcha ñu dem c'est tout de suite. fii ci bit fii façon ba bi am na fi lu jege ñaar fukk at wala mën na waaye kar yi bëriwul encore nit yi dañuy ragal Dakar dafa kat léegi fer yi métti loolu moo tax am na ñu ngi xam sax kar sax am na waaye ni mu doon amewul noonu sax man daaw jéeg heure bi maa ngi nguñaan yor na ñaari téeméer ak fukk ak juróom benn 216 heure bi daaw maa ngi am 170 maa ngi woon nguñaan nii munum dem gisum kar lim yor fi oos la kar yi moom bëriwul waaye comme nit yi ni ñi toog ni nañ génn ku lu nit yor seet lu mu toll jënd waaye ngay seet nga yor 60 000 wala 70 ngay seet kar 100 000 wala kar 200 000 du sotti. damaa ñëwoon fii doon xool ci xar mais vraiment li ma gis daral bi moom doy na waar lool ci borom kër yi ak période bii ñu toll te xam nga bientôt léegi école bu ubbi mu gën a métteeti
ma bëggoon borom xar yi ñoom it ñu jàpp ci quoi parce que doy na waar loolu. waaw sama yaakaar ne li ma gis mais nag wóoruma mais yaakaar naa ni ndëgë ni si daaw ak yooyu xar yi doon na gën a bari par rapport ak ren bon léegi mais nag li ma ci gën a xaw a jaaxal rek mooy seeraay gi gars yi ils ont malheureusement fait un produit de luxe te fekk ni bon gëmuñu ni que enfin pas gëm sax mais dañuy fàttali ni xëy na jaamu yàlla la yërmande ku ci nekk war na mun a def lu nga xam ni heureusement que tabaski du ñett yoon ci at bi kon doon na compliqué. xar yi seer na trop. waaw ministre bi waxoon na ni ci semaine bi xar yi dana gën a bari waaye gis nga semaine bi dugg nañ ko te ba léegi xar yi si la gën a seer parce que xar yi ñu am xar yu ndaw la te prix yi ñu koy jënd ay 105000 te ñun war nañu mën a yar ay xar fii ci dëkk bi bépp début day metti waaye il est temps bu fekkee dañuy wax li Macky Sall di wax développement boobu ñuy wax dafa war a jëkk parce que dafa war a am sacrifice mooy il faut que ñu génnee xaalis def ko ci nit ñi ñu mën bàyyi di jëndi xar ci yeneen dëkk yi. yeneen dëkk chaque fois économie day génn dafa mel ni Sénégal day liggéey pour jox ñëpp jox français yi jox pays Mauritanie yi jox maliens yi jox loolu dafa war a cesser parce que dëkk yëpp seen biir dëkk la ñuy développé mais doo jël li ngay liggéey ci biir di ko distribuer chaque année c'est la même chose. kar yi jafewul sabu yow boo defee 60 000 am kar boo defee 70 am kar boo defee 100 000 am kar yi jafewul waaye boo seetee yow sa kër mu nekk kër gu mag nga yor 60 000 wala 70 000 nga ne da nga am kar 200 000 du soj ngooñ yi seer na ripaas bi seer na dund Ndakaar moom seer na encore fii sàcc yi bari na fii mboolem ñi ngay gis ñuy groupe ñuy taxawaal yoruñ kar yoruñ dar loolu nit yi wóoluwuñ sàmm yi wóoluwuñ sàmm yi ñu ngi ci àll bi de loolu moo tax kar yi am na. ñun daal li ngay ñaan daal ministre bi daal dégg nañ ko muy génn ci télé beeg di wax yooyu amul nit pour dara mën a dox il faut ñu def sacrifice lépp am na sacrifice booy def même ci yàlla sax balaa nga koy jot am na sacrifice boo xam ne moom ngay def bu ëllëgee nga mën taxaw ñu ne kii sëriñ la wala dara la kon nag ministre ci boppam nañu génne xaalis bi fi ñu koy dugal di ko dugal ci yenn affaires yooyu te or ko ñu suñ ko soxla te lii à long terme day continuer di dem même buñ koy jël sax di ko jël par contre ñu def ko noonu parce que dañuy jéggaane ay xar parce que bu fekkoon ne ñun dañoon xar yi ñu jënd xaru Sénégal la kon prix yi demee noonu parce que c'est nous dans nous mais comme que xar yi dañ koy jéggaane di ko indi ci fii il faut que prix seer et puis xar yi dañ koy yéegal boo xam ne man xam naa ne ci tabaski dina am ñoo xam du ñu am tabaski parce que li ma gis 200 000 300 000 yéeg ci kaw barème bi foofu la pratiquement xar yi ñu daan jënd ay 50 000 ay affaires yooyu moom la ñuy jënd ay 100 000 wala 105 000 wala lu ëpp loolu mais non prix xar yi dafa doublé complètement kooku boo ñëwee ci biir dara nga ko xam man daal maa ngi ñaanal sama gars yi jot a am as tuut te li ñu am amul nañ teel a ñëw parce que xam naa ne lu ñu gën a yéex a ñëw moom sanction bi dina tegu seen kaw. la de màggal bés bi moom am na solo waaye li ñu gis nii xar yi c'est excessivement cher xanaa rek di lancer appel état bi ñu dimbali père de famille yi ndax métti na torop ci ñoom ndax boo seetee xar nga war ko jënd fas yéene ñawal say doom yàlla boo amoon njaboot bu xaw a kii day xaw a métti daal bu ñu ci mënee dimbali dina baax torop waaye itam leneen faw ñu wax ko muy gaspillage bi dafa ci am ñoo xamante ne da ngay ñëw fekk dara nga ne da ngay jënd xaru 800000 ci man loolu puukare laa ko gisee parce que xaru 800000 boo xoolee sa benn mbokk di nga gis sa benn mbokk boo xam ne loxoom jotul ginnaawam ci man loolu yàq la franchement daanaka comme que tabaski bi suñ borom moo ñu ko digleel buñ ko mënee def rek mu doon lii nga xam ne mooy farata mais c'est aussi un plaisir nga am plaisir loo xaru 800000 Nicolas waaw ci koo xamante ne denn nga ak sa dëkkandoo mbaa sa mbokk bu amul xar alors que ñu ne xar yi c'est excessivement cher loolu bu gëral société bi tamit ku jënd xaru 800000 terewul mu jàppale ñi mu war a jàppale Nicolas xaru 800000 est-ce que dina baax neex sax c'est ça mon problème est-ce que dina baax dina nekk yàpp bi dina baax waaw ndax dina doy na waar de man de xaru 800000 franchement nga jënd ko te ñu ci bëri ñi nga xamante ne wër nañ la ñàkkul ñu la wër moom ñu am jafe-jafe ndax xaalis heure bu teewee rek am na lu muy faj loolu daal laa bëggoon gën waaye itam damay ñëw ci borom kër yi mais Pape Ousmane kon wax ko bu mu jënd ñetti waa léegi man Nicolas man dafa am benn question bu ma xaw a jaaxal mooy ban waa góor gu am ñaari soxna ñaari xar la war a jënd ma mbaa benn ok ñaar nga war a jënd. ñaar nga war a jënd mais nag boo yoree mais boo yoree soxna yu baax. yu vraiment ñu bëgg la. yow boo yorul ñoom dañ koy jënd waaw. dañ koy jënd ñoom waaw dañ koy jënd ñoom. d'accord mais moom nekkul ci ndax dañ koy jënd kenn ci soxna yi mën na jëndal keneen ki
waaw alaaji c'est-à-dire waaw boo amee ñeenti soxna sax waaw yow mi borom kër gi mën ngaa jënd benn xar yéene ci sa njaboot gi yëpp d'accord parce que tabaski moom même sa doom bi am 18 ans bu amee moyen mun na tabaskil boppam tabaski ko mën da nga koy def sa soxna bu mënee mu reyal boppam keneen mu ne reyal boppam keneen mu ne mais bu fekkee ni yow benn xar nga am mun nga ko rey yéene si njaboot yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam tabaski bi mu njëkk a def dafa rey ñaari xar benn bi pour njabootam benn mu ni sama xeet bi yii di ñëw ku ci amul tabaski rek boole naa la ci tabaski bi macha allah xam nga kon moom defoon na loolu donc même boo amul tabaski yow bokk nga foofu wàcc na la mais nag bu dee am nga ko tamit ca dëgg-dëgg daal ca dëgg-dëgg bu dee am nga ko mën ngaa jënd sax ñaari xar ba ñetti xar ba ñeenti xar très bien xam nga Sala yéene ci sa njaboot gépp reyal leen pour sa njaboot gépp mais daal li ma mënul d'accord daal xam nga mooy lan yore téeméeri junni wala 800 000 jënd benn xar 800 000 sa dëkkandoo yi ci koñ bi leer na ne am na ñoo xam ne amuñu njëgu xar loolu man vraiment d'accord ko très bien loolu la foofu laa nekk foofu moom man itam d'accord ma ci waaye amatina tamit beneen point bu gën a important loo xamante ne faw ñu wax ci mooy après tabaski ndaxte après tabaski nekk na phase bu importante ndax dañuy seetlu ne côté caniveau boucher yi dafay bëri lu ci mel ni odeur nauséabonde dafay bëri lu ci mel ni tamit am na ñoo xam ne mënuñu traité xar bopp xar ay laxas ay biir ak yooyu noonu mënuñ ko def xamuñ ci lu bëri donc dañ koy daal di sànni loolu tamit day bouchel waa mbaa muy saltel dëkk bi waaw papa lu muy reetaan waaw mais c'est important léegi après nag nga ñëw nga ne ONAS la te fekk ne yow mii nga xamante ne yow yaa njëkkee salte boobu wala loolu tamit nañ ci bàyyi xel après tabaski c'est très important et puis vendeurs yi aussi fi ñu nekk naam dañuy fay mairie bi mais nañ koo faral di defar koñ yi jël der yeeg baax yeeg lépp voilà loolu tamit ci plage bi Jamalaay ba Yoff lépp fa lay nekk si plage bi lay nekk ci plage bi lay nekk pour 2 semaines 3 semaines 2 semaines 3 semaines waaw da ngeen gis ñu sànni lépp ci foofu dinañu gas dugal ci sébri ak affaire bu nu paree jël mbali di ci kër gi dugal ko ci voilà après léeg-léeg ñu sax bàyyi ko noonu silmaxa ñëw fakastolo daanu ci biir c'est-à-dire civisme nit ñi il faut ñu am civisme civisme dafa baax ci doomu aadama il faut ñu xeex li nga xamante ne moom mooy insalubrité parce que ONAS mën na fi nekkal askan bi waaye ñun askan bi ñooy dimbali ONAS parce que ñu faciliter leen li nga xamante ne moom mooy seen liggéey waaye boo jëlee après tabaski nga sànni say fii même aussi ci vendeurs yi ñi nga xamante ne ñoom tam dañuy occuper place yi naam dañuy fay mairie bi mais buñ paree war a ñibbi war nañoo mën a defar mbalit bi dajale ko ba nga xamante ne day yomba transporter mais tamit suñ ko bàyyee mu mel ni benn état bu doy waar day daal di jafe loolu daal yaakaar naa ne moo gën a important ci tabaski bi xanaa rek di ñaanal ñëpp ñu bañ see am bor te bañ see am bàkkaar ñu fekkee ko tal ko tamit mën ko c'est important honorable ban jàngat nga am ci li nga xamante ne moom la Nanette indi tey ci 14 millions de problèmes waaw xam nga man dama jaaxle pourquoi xar yi seer parce que dañu fi toogoon ba saako aliment di jaar ay 8500 bi ministre bi ñëwee man sama bopp maa ko interpellé laaj ko lan moo war a tax mu seer ba yegg foofu parce que bu ñu xoolee liy composé lépp aliment bi lépp dese la bu ñu war a sànni ji bay ca jiitu mooy cox bele bi la xam nga cox moom sànni rek lañ ko war a def ñu récupérer ko bi ci topp xooñu suukar la suukar bi ñu defar bu pare xooñ bi ñu war a sànni la ñu récupérer beneen bi mooy xorom te ku ne xam na ne xorom moom Sénégal la fekk baax ay quelques gouttes de vitamine tout à fait mais madame Aminata Mbengue Ndiaye taxaw ca ba ñu presque dañ koo xaajaat ko sax ñu wàññi ko wëlbatiku moom ci boppam li président de la République def ci élevage de 1960 à nos jours amul kenn ku ko ci def. comment. bu daan subventionné éleveurs yi. ay 500 millions lañ leen di jox. président mooy def 3 milliards par an 3 milliards par an xam nga loolu. bu fekkee ni nit ki état mi ngi góorgóorlu. dëgg la benn li nga doon dundalee saxaar di ko jëndee 8000 ñu xaaj ko. mu jar 3500 ah. mu wëlbatiku di ko subventionné pourquoi xam mu cher. pourquoi mu baaraamu tuuma kan la. ah ñan ñooy koo ci joxoñ baaraamu tuuma. ñan ñooy responsable yi waaw. 500 millions soo génnee budget yu njëkk ya teg ko kenn musu cee def 1 milliard. ci subventionné éleveurs yi pour seen affaire aliment de bétail kii bétail bi. loolu moo dugg ci programme PNA bi.
dégg nga déglu ma rek ma pare Cissé xam nga dafa am solo. Sénégalais yi xam li xew. D'accord. c'est parce que suñu demee bay jaay benn sac à 8000 état di def li mu man ba ñu xaaj ko di ko jaay à 3500. ah wëlbatiku benn année mu def 3 millions 3 milliards 3 milliards. de suspension mais war na feeñ ci bu Sénégalais yi dee Tabaski. war na feeñ. parce que day mel ni état dafa deful dara. dëgg la te non demeewul noonu. mais tamit léegi dañuy gis tendance bu bees mais léegi dañuy gis tendance bu bees mooy léegi ñëpp ay éleveurs lañu ku ci nekk rek am nga mbaar sa kër. wala sa tool ba jamono jii nii man li may gis Dakar yëpp ci biti xar yu rafet laay gis xar yoo xam da lay leer ne lii dañ leen a xont toppatoo leen. waaw loolu boo ko gisee mooy état dafa leen a cautionné. d'accord. ci banque baykat yàlla nu mu tuddati. CNCR. voilà ak crédit mutuel. daf leen cautionné pour que ñu di leen nga xam ni tey boo ñëwee di bëgg crédit pour def élevage. doo joxe caution. d'accord da nga daan joxe caution ba pare joxe garantie kër. mais ki amul lu mu lekk fu muy jëlee lu mu garanté. loolu état moo garantie loolu nga xam ni tey da ngay defar sa projet ñëw déposer ko ñu financé la. ngay liggéey moo tax ñëpp dugg ci. c'est important voilà très bien mais ala Sala ñu mu tudd Sambou Biagui ban lecture nga am ci li nga xamante ne moom mooy tabaski bi ak li mu àndal yëpp. waaw xam nga wax ji yëpp mooy que ne gis nga population Dakar yi. buñ duggee ci njaayum xar la xar commencé cher. xam nga kii wax na subvention. je suis sûr et certain bu yemoon ci subvention ñi nga xamante ne ñoom ñooy éleveurs yeeg yooyu. ñoom ñii di indi xar yi. xar du cher. mais da ngay xool tabaski day des ñaari weer la Dakar waaye commencé dugg ci àll bi dem jëndi xar yi ñëw yar bu ñu yaree buñ ko génnee mu cher. kële di ñëw bu fekkee bu ñëwee am xar bu mel nii yow xar bi ngay jaay yow prix ba nga koy defee moom la koy defee loolu moo ñu sonal. d'accord biñ ci duggee ba léegi nag ci la secteur bi yàqu. ci la yàqu parce que ki yoree xar bi Dakar. muy calculer ne man jënd naa rapace jënd naa lii kon lii laa koy jaayee. d'accord donc yow boo ko jaayee loolu. waaw kële indi ay xaram yu bëri. très bien merci beaucoup Sambou Biagui lu mu wax am na solo lool waaye gis nga tey tamit li nga xamante ne leen indi na ko ci 14 millions de problèmes saa su ne rek mu dugg ci population bi xool jafe-jafe yi nga xam dañ koy dund waaye li ci gën a fës jamono yi mooy wàllu tabaski bi nga xamante ne moom ci lañu jëm ñuy ñaan dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabil alamin fekkee ko tal ko te it ñu ànd ak ay koppar yu bëri nga ne. ñaan moytu bor ak bàkkaar. ak Bakar c'est excellent mais je vous rappelle que ñu ngi am Flexi Djili moom mooy suñu invité musique tey ci toi-même tu sais ci bésu jeudi 8 septembre Flexi tout à l'heure gis naa nga joué benn morceau mais morceau bi su ma comprendre mélodie la tudd. mélodie la tudd. histoire mélodie ak composition mélodie est-ce que alors mélodie mooy sama premier morceau officiel bu ma tëgg guitare man parce que 98 laa commencé guitare donc mu ma fekk Italie daanaka morceau bi dama doon courtiser benn somalienne. da nga doon courtiser. voilà exactement donc dañ nekk terrain basket bi mu ne ma da ngay jouer guitare ma ne ko waaw mais amaguma woon benn confiance ci man. somalienne. Mais elle était somalienne, très belle et tout, avec de vrais cheveux. Mesure bi. 1m75 peut-être. 1m75. Voilà, timbre normal, cheveux naturels. jënd ko, loué ko, dëppoo perruque. Non, donc voilà. Non, il faut mu wax ñu histoire morceau bi la ñuy wax. Histoire bi dafa am jeexital quoi. Donc mu ne ma da ngay jouer ma ne ko waaw, mais sama xel maa naan si maa ngi soow dama kii moom su ma joué loo tey na metti de. Donc ma ne ko léegi jox ma 2 ou 3 phrases peut-être ñu jéem ko woy en anglais parce que moom italien la doon làkk. Donc mu wax ma en italien se vuoi conoscere il mio nome, vuoi sentire la mia voce. Donc muy if you want to know my name, you want to know who I am. Rek ma départ. Donc yàlla ma si jàppale. mélodie yi génn yàlla ñëw mélodie yi génn parce que intention bu rafet laa amoon. pour dire que voilà il fallait que moom mu séduire ci li may def. donc sérieusement morceau boobu c'est devenu comme un miracle la woon si man parce que dama woy pare ne waa man sama xel ma naan si mais tant naa ko def. dal naa ci quoi donc moom tamit elle a apprécié mu laaj ma comment s'appelle le morceau là ma ne ko mélodie.
Donc c'était... Nous regardez depuis Nord Foire, mention spéciale à toute la famille Sow Diallo, mère Awa Gueye, maa ngi lay nuyu bu baax. 13 songs boo ko waxee sama xel day dem ci bébé Awa, donc moom mu ngi tam mu ngi foofu nit ñi bàyyi xel. Donc tout de suite nous passons à une page de pub. Établissement Al Rekhab Sénégal parfum de classe dëgg ñoo koy indi fii ci Sénégal di xeeñ lu neex te di yàgg ci yaram am na arrivage parfum góor ak jigéen ay qualité de parfum yu amul fenn xoolal ma parfum Pacha nga koy jëfandikoo foo romb ñu gestu la ndaxte li ngay xeeñ ak sa personnalité méngoo parfum Tage ci biir la fekk baax xet bu neex laa la wax Dramine nag kenn demul mu des parfum bii am na ñam des na de Al Rekhab Sénégal ñu leen di indil parfum Sparky connaisseurs yi kontaan nañu mbégte la ñuy àndal bu ñu déggee Sparky ndax parfum bii benn parfum gënu ko neex Nanda nag parfum bii am na ñam parfum 919 xet bu neex laa la wax ma ne la établissement Al Rekhab Sénégal wërngal képp foo dem fekk fa bépp xeetu parfum bu original eggal marché ti leen